salaamaaleykum mbokk Xewal gi TV ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di jiital ci nuyu bi kilifa diine yi kilifa aada yi di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan ñu nekk ci ay tolof tolof yàlla na suñu borom génnee leen ci buñ ci génnee yàlla bu ñu ci delluwaat ñu nekk ci loolu hôpitaux yi yàlla na suñu borom wéral leen tey jii nag ñoo ngi amaat mbégte ak contentement teewaat fii ci Xewal gi TV ci seen premier numéro émission Yawtere di émission bi nga xam ne tey dañu koy waxtaanee li xew ci réew mi actualité yi nga xam ne tey ñun ñëpp ñoo ngi koy dund tey moom lañ bëgg a faram-fàccee waxtaanee ko ànd ceeg sama xarit sama jigéen Sista Dixa fas yéene waxtaan ak moom xam naa dama koy bàyyi rek moom it mu nuyoo ñu continuer émission bi. asalaamaaleykum ami internet comme ni ko Baye Zal waxee rek maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax ñu ngi seen émission bi nga xamante ni moom mooy premier numéro émission Yawtere Baye Zal nuyu naa la bu baax a baax. jërëjëf Khady ci nuyoo bi macha allah tarkalla kontaan na partager ak yow plateau bi tey ñu ñëw bëgg a waxtaan ci yi nga xam ne tey actualité je pense que yàgg na fi mais dafa dellusiwaat nekkaat actualité mu nekk loo xam ne tey dañ ko war a teg waxtaanee ko. ku ci nekk am ci jàngat am ci loo xam ne tey di nga ko wax ñenn ñi mën ko dégg mooy li nga xam ne tey mooy thème bi di manque d'emploi puisque on est des jeunes gis nañ tey Sénégal fi mu toll xale yi ñoo ngi taxawaalu loolu yëpp yaakaar naa manque d'emploi la tey moo loolu mooy thème bi ma bëggoon tey ñu ñëw waxtaanee ci yow mi nga xam ne tey jeune nga xam nga ci lu bari nga ñëw ak man exprimer tey naka nga gisee phénomène boobu nga xam ne tey xew na fii ci Sénégal. waaw Baye Zal thème bi dafa nekk thème boo xam ne thème bu am solo la. parce que manque d'emploi mun naa ne depuis ñu nekk fi ba tey manque d'emploi bari na fii. yàgg nañoo jàng surtout élèves yi jàng nañ ba sonn yoo seeni diplôme amuñu liggéey. jeunes yi ñu ngi ci mbedd mi di taxawaalu amuñu liggéey te mun naa ne loolu tamit moom moo nekk cause bi nga xamante ni temps yi problème boobu moo fi nekk moom muy problème immigration. ñëpp jël mbëkk mi dem foog nañ ne bu ñu jëlee mbëkk mi dem loolu mooy solution bi. mais terewul tamit ba fi ñuy demit manque d'emploi mu ngi fa parce que tey am na boo jëlee 500 jeunes tamit dem dëkk jàmbur boo demee manque d'emploi boobu moom nga fay fekk. te mun naa ne manque d'emploi boobu Baye Zal li ko gën a waral moom moo di jeunes yi dañoo desee gëm seen bopp tamit. parce que mënuma imaginer yow ngay jàng wala nga am sa benn liggéey bu ndaw fii Sénégal nga bàyyi ko fi xeeb liggéey te fii sénégalais loolu moo ñu sonal. dañoo mën a xeeb liggéey. tey man su ma doon nekkoon di jaay ndox dama naan non jaay ndox boobu man waruma koo def. keneen tamit ne man maçon waruma koo def te yow boo demee dëkk jàmbur yaa ngi fay def leneen li nga xamante ni moom moo gën a métti tamit jaay ndox wala li ngay bañ fii nii. waaw loolu li ma ciy jàngal rek jàpp naa ne tey comme ni nga wax sénégalais gëmul boppam. loolu ñu ci bari jeunesse bi mais man dama ci gis xale ci beneen côté boo xam ne tey jàpp naa ne liggéey boobu même ñuy wax Sénégal fayul dara. puisque tey boo xoolee euro boo fa demee euro yemul ak CFA. tey liggéey bi nga xam ne tey mën nga ko def Sénégal mu jëriñ la mu nga def ko euro mu jëriñ la du moins boo ko defee Sénégal mën nga ci bañ am lu bari tey xoolal Guinéens yi tey bu ñu ñëwee Sénégal parce que xaalis bi bokkul bu ñu fi ñëwee lu ñu fi am bu ñu demee fee day nekk lu bari. yaakaar naa est-ce que foogoo ne loolu tey moo gën a tax tey ñuy nangu li nga xam ne liggéey bi nekk Europe par rapport ak bi nekk Sénégal. mais Baye Zal tey boo xoolee Guinéen yi ngay wax noonu. ñoom tey bu ñu ñëw Sénégal ay fruits la ñuy andi duñu indi xaalis. bu ñu ñëwee indi fruits bu ñu jaayee pare dañuy jëlaat xaalis boobu dem yóbbuwaat ko Guinée. mais par rapport ak tey boo xoolee Sénégalais yi ñoom bu ñu demee liggéeyi booy dem doo yóbbu dara. te da ngay dem nga liggéey boo ñëw. xaalis bi nga jëng xam ne yaa ngi koy transféré bu ñëwee fii tamit moo dewem parce que tey boo xoolee ñoom Guinée lu ñuy dugal seen dëkk moom moo ëpp que ñun lu ñuy jot mais fii jeunes yi dañoo bañ am na ñoo xamante ni nanguwuñu liggéey te en plus bu nekkee sama genre gi da nga naan man comme am naa diplôme état moom ma war a utal liggéey tamit état mënut a utal ñëpp liggéey waaw mais foofu du ma d'accord ak yow puisque tey état man je pense que war na le fait que moom moo jàngaloo nit ñi ñëpp dugg nañu jàng te nit ki bu ñuy wax ki nga xam ne tey moo nekk en chômage ki nga xam ne tey amul liggéey di chômer kooku mooy ki jàng tey ki nga xam ne jàngul kooku nit ñi dañ koy woowee naan non mais fekk na état ki mu mën a utal liggéey mooy ki jàng. mais est-ce que man Sénégal dama gis ne dañoo lajj ci benn côté bi puisque tey nit ki mënoo ko utal métier te amul métier. c'est-à-dire que tey nga bëgg koo dugal fenn. te amul métier bi nga xam ne tey moom la war a def boo koy dugal foo koy dugal.
Sénégal dañu war a revenir ñëwaat ci li nga xam ne mooy formation professionnelle. puisque tey di nga jàng am maîtrise am doctorat am loolu yëpp mais tey bu ñu lay jël nga liggéey ci ban domaine lañ lay jël. effectivement. man je pense que balaa ñuy wax manque d'emploi il faut que ñu jéem a former nit ñi ci yenn métiers yi. bu ñu leen ci former ba pare jéem a xool nag métiers yooyu fu ñu leen ciy dugal man yaakaar naa noonu la war a demee. li nga wax noonu Baye daal dafa am solo parce que di nga gis tey étudiant bu nekk université di jàng. nga wax nga ne man maa ngi suivre médecine wala maa ngi suivre leneen ak leneen. mais yow boo génnee. amoo niveau bi am na ñoo xamante ni mun naa ne étudiant yu bari sama genre gu bari amuñ niveau bi. parce que da ngay dem di jàng nii rek mais boo paree da nga war a dem defi ci formation tamit. mais yow doo def formation pare bëgg état jël la état bu la jëlee fan la lay teg. amul deuxièmement bi mooy ñi nga xamante ne ñoom jànguñ de yow jàngoo amoo métier amoo diplôme nga bëgg état jël la état bu la jëlee lan la lay def foofu tamit mënoo faa liggéey. mais loolu état moo lajji. état moo lajji ci ban côté. état tey jii waroon na tey jàng bi ñuy def di ñuy jàngal ni ñu nekk ci enseignement général bi. tey waroon nañ ni loolu dañ ko waroon njëkkee ci enseignement professionnel bi tey yow nit ki boo ko jëlee dugal ko ci école muy jàng yow yaa ko jànguloo muy am ay diplôme puisque am na ñëpp amuñu moyen pour dem des formation mais est-ce que tey ni mu jëlee école yu bari comme enseignement général bi créé ay école ay lycée ay CM bu ko créé woon ay école professionnelle. mais école professionnelle yooyu am na de. école professionnelle am na mais comme ni yee bëree bareewu ko. waaw c'est-à-dire comme que ni yee dañoo defal bëree ginnaaw école centre de formation. xam nga comme yi ne yee bëree bëriwul parce que yee li ngay fay par rapport ak fii nii xam nga doo ko fay. étudiant bu nekk di nga ko fayal ba pare di nga ko fay bourse loolu yëpp tamit bu ñu xoolee xam ne ñun tamit nekkuñ pays boo xam ne pays riche la. ndax suñu pays pauvre la ñun noonu lañ ko mën a waxee. pays en voie de développement est-ce que sax ñu ngi ci yoonu développement boobu noonu ñuy wax. léegi nga bëgg a jël étudiant bu nekk tey boo xoolee budget bi li nga ko war a mën a fay chaque année bu matul 500000 war na koo dépasser. ñaata étudiant nga war ko koo fayal. yeneen secteurs yi tamit ñu ngi taxaw. loolu tamit dafay métti bu doon ku nekk yow dem nga ut dara sax wala nga am benn métier boo xamante ni yaa ngi koy góorgóorlu sa bopp mais fii da ngay jàng am sa diplôme toog buñ la waxee defal li nga ne non non man lii sama diplôme mayuma ko wala man état lay xaar état tamit mënut a ñëw dugg ci kër jàmbari ku nekk mën a la kaa mu tëdd a liggéey. waaw loolu foofu dama ci d'accord ak yow mais tey góor nit warul xeeb ci kaw suuf. yaakaar naa tey ku ci nekk li la mën a may xaalis te doo sàcc doo dugg ci loo warul dugg yaakaar naa lu baax la waruñu nekk rek ne tey dama war a toog benn bàyyi daal xëy sañcee teg ataaya toog. mais tey ñu bari dañoo découragé ci àdduna bi parce que dañu bi jàng jotee jàng nañu jàng toog xam nga da xoolal àdduna neexul tey nga jàng li nga war a jàng di jóg fajar di def li nga war a def tey dem ba yegg yenn niveau yi nga toog liggéeyoo. mais Baye Zale est-ce que xam nga ne ins bi li nga wax sànq moom mooy ñàkk gëm seen bopp yi. parce que tey boo xoolee président yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk tey wala fonctionnaire ñu fi nekk yor xaalis bu ñu la expliquer seen jaar-jaar dafa métti woon trop mais dañoo toog gëm ko. muy métti ñuy faayef di ko rayante di xeex ba am li ñu am tey mais pourquoi pas tey man damay dem université am fa 2 ans formation ma ñëw toog may dafa métti am naa sama diplôme mais tamit am na diplôme yoo xamante ni taxul nga liggéey. waaw mais léegi même boo ko yoree sax doo liggéey. voilà puisque tey di nga dem ci entreprise nga jël duñ la jël. mais tey ñi ñuy wax naan manque d'emploi presque la plupart étudiants yi la ak ñeneen ak ñi nga xamante ni tey ñu ngi ci di nga gis ku dem terminal sax ñëw toog ne man jàng naa ba sonn te fekk yow commencé goo. dem université def fa 2 ans 3 ans ñëpp si toog ni am naa sama licence aw ma liggéey. mais tamit du noonu. mais tey xarit tamit nañ waxtaan ndax am na ci loo xam ne tey nit mënul jàng ba yegg yenn niveau yi masul jàngul métier. nga xëy benn bis bu koo def loolu lenn lii maanaam mën na koo def ngir tey war na mën a dimbale famille war na mën a am jabar ami doom wala leen mën a dimbali mooy tax mu dem defi ko mais bi muy jóg objectif am nekkuloon pour job boobu. ñàkk pexe ko ci dugal mais loolu yëpp balaa ñu ciy yegg foogoo ne suñu état bi tey war na mën a jóg maanaam bàyyi ci xel ba nga xam ne bu dès le début lay former nit ki ci métier xam ne bu jógee rek moom bu ko état jëlee mu liggéey bu ko jëtul mu liggéey. mais manque d'emploi bi tey man je pense que état da cee am part de responsabilité. waaw manque dafa échec ci d'emploi côté bi dafa échec ci benn côté bi tey boo gisee gars yi jël mbëkk mi di dem yëpp ñàkkaluñ liggéey la ñu ci bari mais am na ci ñoo xam ne nag moom. ndax ñiy paas di dem ñu ci bari dañoo yor seen métier soo ko dem. waaw loolu moom loolu mooy problème bi parce que da ngay yor sa métier nga bàyyi ko fi dem di seeti leneen. mais parce que Sénégal amul tey nga gis étudiant bu jël gaal bi dem. wala nga gis koo xamante ni am na diplôme jàng na ba toll yenn niveau yi dem
ñi nga xamante ne ñooy dem mooy ñi nga xamante ne jànguñu wala nga xaw a am sa métier nga xeeb métier boobu noonu mais pourquoi pas yow li ngay dem xamoo boo demee di nga liggéey wala doo liggéey am nga fi liggéey jaay ndox wala am nga fi liggéey menuisier mais di jënti loolu nga jàpp ko boo ko jàppee gëm ko xëy na un jour dina baax mais tey dégg ne damay dem réew ma su ma demee ñëw am xaalis mais la plupart ñuy dem parce que boo demul ci yoon bu baax boo demee pour nga am liggéey bu baax tamit jafe na comme ni ñuy wax rek boo demee soit boo jaayu yàmba wala nga nekku ci leneen ak leneen lu illégal rek ngay def parce que amoo ay papiers yoo xamante ni moom moo la war a mën a yóbbu pour nga am liggéey boobu mu loo tamit ba tey maa ngi leen di fàttalee ñoo ngi seen premier numéro émission Yawtere di émission bi nga xam ne dañuy waxtaanee li nga xam ne mooy actualité di ci partager ku ci nekk wax ci sa xalaat tey ma séq ko ki nga xam ne sama jigéen la di Sista Dixa ñuy partager idées yi di waxtaan di lépp rek ngir bëgg tey jii ñi nga xam ne suñuy morom lañ jeunesse bi ñu bàyyi xel yeewu ci ndéemte mënuñoo jàngal ñenn ñi ni ñu war a doxalee mais nañ ci xalaat naka la ñu war a def pour société bi yaakaar naa ku nekk am na ci part de responsabilité ñun li ñuy wax ku ci nekk sa xalaat ngay joxe yaakaar naa am na ci part de responsabilité mu am ko ci moo waral tey jii ñu teew waxtaanee mu nekk émission boo xam ne dañ ko jël ngir di ci waxtaan li nga xam ne day xew ci réew mi xale yi di ko dund suñuy morom di ko dund rawatina tey ñu tànn ci benn thème muy manque d'emploi xale yi nga xam ne tey amuñu liggéey bari nañ Sénégal tey moom la ñuy waxtaanee nii ma seq ko di xaa gis ngeen waxtaanee macha allah tarkal la dinañuy d'accord fenn fi ñu d'accord Khady ba léegi ci manque d'emploi tey yow lan nga gis ne tey état bu ko defoon tey loolu war naa mën a wàññeeku. waa état li mu war a def bari na. comme sànq li nga wax rek fu mu dama fi d'accord yow mooy état lajj na ci côté yu bari. mun naa ne côté jeunesse bi moom état lajj na ci lu baree bari. parce que jeunesse bi ñi fi nekk amuñu liggéey bari na. te ñëpp dañoo jàpp ne état moom moo ñu war a jox liggéey. mun naa ne d'une part lu ñu wax tamit dëgg la mais d'une part tamit c'est impossible. mënta nekk. parce que état bi mënu fee nekkal ñëpp. man dama jàpp ne ñun jeunes yi xam nga un jour damay génn tuuti ci question bi nga ma posé un jour dama doon seetaan télé TFM ñuy wax ci immigration yi mais ñooñu dañoo bëggoon a dem jël gaal gi mais nañu préparé pour dem bekk seen benn xarit jël na seen xaalis bi sàcc na ko denc xaalis bi léegi bañ ñëwee gaal gi demoon ñoom dañoo jot a ñàkk seen bakkan foofu mu leen expliqué mais ndekete moom xaalis boobu jël na ci jënd ci car rapide yooyu noonu ñuy liggéey. mais dañoo dem ba après dañoo am seen entreprise bopp xam nga ñooñu koñ xaaruñ état. mais ñoom créé nañ seen propre entreprise bopp di liggéey ba mën a jël ñeneen ak ñeneen ñu mën ñoom tamit ñu mën a liggéey fi nga xamante ne moom moo di seen réew. mais Sénégal loolu moo fi amut. ñëpp dañoo toog ni état man damay toog ni état yow nga toog ni état mënu fee nekkal ñëpp parce que dañ bàyyi xel ni ñun fii pays sous-développé lañ nekk. nekkuñ pays boo xamante ni par rapport ak ñeneen ñi. nañ xam ne ñun pays. sous-développé lañ nekk amuñ moyen bi nga xamante ni tey état mën na jël ku nekk jël xarit teg ko fii jël baysal teg ko fii ni ko kaay nga liggéey fa force expérience bi nekk fi leneen a leneen nekk fi mënoo ñëw def benn ñëw am sa bac te fi ma ni jàng léegi moom yaa ma gën a xam da ngay jàng pour nga am niveau sax problème la doo am niveau nga bëgg ba pare état jël di la fayal nga jàng tamit xam nga loolu c'est impossible dagguma la Khady foofu damay ñëw rek comme tey jii man je pense que jeunesse bi war nañu yeewu ñoom it ci lenn li puisque comme li nga wax tey liggéey man je pense que kenn garanté wu ko kenn tey bu jàng jotee jàng nanu li ñu war a def nañu ko l'essentiel mooy di déposer yi nga war a déposer concours yi nga koy def mais bu mu tax nga toog yaafu décroché ci àdduna man bëgguma gis koo xam ne nañ jëluñu ma damay toog rek jàpp sama njàmbur xam nga toog fajul dara teg état bi ku wax nga maire di kaas état loolu moom gisuma ko tey nit war na jombale boppam boo xëyee tey yeewu 11h mel ni bàyyi daal yeewu 11h teg sa ataaya toog di waxtaan après wax nga ne dëkk bi doxul liggéey amul te yaa am na métier yoo xam ne góor warul jombale boppam benn métier. man je pense que tey jii war nga maçon baa ngi fii lépp a ngi fi mais tey da ngay bëgg ne man damay rus a génn sax ñu may gis yenn mi liggéey yi ma koy def loolu boo ko defee yaakaar naa bu ñu ko defee du jëm kanam nañu waxante dëgg tey ñun ay jeunes lañ ñu ci bari dañuy xëy toog te am na ñoo xam ne ñu ngi ci vélo yi di daan doole gis nga jóg xëy war a faj sa soxla xëy làmb sa poos lu mu néew nga daj ko xam ne yaa ko liggéey daa am solo dina tax doo dugg ci yenn détails. te pourtant Baye Sénégal nag am nañu chance yenn par rapport ak yeneen dëkk yi. parce que tey menuisier yi ñu ngi fi leneen mu ngi fi
moto yéeg fi Jakarta surtout suñu région bi ñu nekk te nag damay gërëm suñu maman yi tey boo demee région de Kaolack fajar ngay gis jigéen ñu jug takk seen sër di jaay orange di jaay lu nekk. non da nga ciy gis koo xam ne jeune boo xam ne tey yaayam day jóg xëy bàyyi ko fa moom mu tëdd nelaw bu xëyee laajte ndékki. ne yaay jox ma ndékki te yow xooloo ni sa yaay moom jug na ci fajar xaarut état dem na liggéeyi pour yow ñëw jox la yow tamit pourquoi pas mënoo ñëw jàng nga ba am benn niveau bi tamit utal loo créé comme am nga tuuti expérience nga ut loo xamante ne yow yaa koy créé nga bés boo demee am na yenn yi foo xamante ne tey boo fa tollee mais tey état mën na la jàppale par rapport nga am benn emploi boo xamante ne yow débuté nga ko am loo xamante ne mën nga see jàpp tey boo amee ci lenn loo xamante ne bu doon jeune yëpp am nañ ci luñ jàpp maire wala keneen ak keneen ñoom mën nañ leen a jàppale mais tey boo ñëwee Nioro ngay da ngay jàppale jeunes yi ci loolu leen di jàppale. mais nag xarit tamit foofu moom du ma d'accord yow puisque muy sunu gars yi fi nekk nii jàppaluñ kenn xam nga tamit lenn am na dinañ daan doole de ñun xam nañ. am na ñoo xam ne ñu ngi xëy di daan doole di ut di jaaye mais jaay sax taxul a jaar la fi Sénégal. dëgg la c'est-à-dire que da ngay gis koo xam ne dina jóg góorgóorlu tey ñu bari tey jël gaal gi est-ce que xam nga ne ku liggéeyul dara mënul jël gaal gi. est-ce que ay 400000 ay 600000 ku koy jël ku nekk ku jàpp ci dara la. tey ku jàppul ci dara mënoo jël loolu di dugg ci gaal gi mais lenn moo koy waral mooy dañ fiy nekk du dox dañ fiy nekk c'est-à-dire que ñu gën a favoriser jàmbur ka ci fi dëkk. tey boo xoolee entreprise yi fi nekk société yi fi nekk yu ci baari du ñu ay sénégalais. yooyu day dox ni mu war a doxee mais ñi fi nekk au lieu que ñu ñëw di jënd ci ñoom da nga koy xool ci dëkk rek dëkk ba ñi fi dëkk di jaay du ñu jënd ci ñoom mais ñi nga xam ne ay gan lañ ji fi ñëw ñooñu ci ñoom la ñuy gën a jëndee ñooy gën a jaarle ñooy jël xaalis te bu ñu ko jëlee duñ ko def ci dëkk boobu. loolu ñu bari loolu moo leen di découragé dañuy am entreprise di liggéey mais darul dox ni mu war a doxee du ko doxee ñenn dañ la koy leb toog. ñenn ñi waaw loolu moom mënut a ñàkk moom gars yi fii moom surtout sama genre bi dañuy ñëw tey nga yor sa boutique danaa ñëw ne la Baye Zale man que lii laa soxla parce que xam naa ne aw ma liggéey aw ma xaalis liggéeyu ma parce que loolu yëpp ñàkk liggéey bee ko waral tamit xam nga moo tax sànq bi nga wax Pël Fuuta yi ma ne la ñoom bu ñu demee li ñuy yóbbu moo ëpp li ñu fiy bàyyi parce que fruit lañ fiy indi bu ñu ñëwee jaay dellu yóbbu seen xaalis xam nga kon ñoom bàyyiwuñ fi dara loolooy problème mais fii nag yow doo créer dara mën naa ne ku am sa entreprise gëm sa bopp toog di liggéey yàlla dina ñëw parce que tey 400000 wala 500000 yi ngay jël di ko yóbbu ci gaal gi tey boo ko investir di nga am magasin bu baax. mais xadi Sénégal bëri na milliardaire saa su ne ñu dégg ko. waaw loolu dëgg la. mais ñoom yan yow dégg nga est-ce que sénégalais boo xam ne tey ñu ne bëriwul ñu ne créé na benn affaire Nioro fii. ñaata nit a fi nekk yoo xam ne mën nañuy jël employé ay jeunes. mais ñu ci bëri dañuy jël duñu leen liggéey lootu duñu leen fay. mais Baye Zale tamit foofu. waaw man moom maa ngi ci gars yi rek lay jàppale ba tey. waaw parce que tey mun naa ne da nga am nit ku am entreprise am. jël la pour nga koy liggéeyal nga détourné xaalisam dem sa yoon. non xadi tey wala tey mu ñëw pour liggéey ma ne la ñëwal xëy si 8h nga xëy si fii xam nga ne jeunes yi moom mooy loolu nalaw ba 10h ñëw xëy si. xadi am na ci ñoo xam ne tey dañuy yore ay entreprise wala ñu nekk ay actionnaire ci yeneen entreprise dañuy liggéeyloo ñoo xam ne ci jeunesse su dëkk bi la mais du ñu leen fay. léegi loolu tey. waaw mu demee te dañuy jël boo leen waxee mën nañ maye ay millions te du ñu fay bor. waaw loolu am na dañuy yëkkati ay millions maye ko yàq ko ci yenn événement mais tey ñaata nit ñoo nekk ci dëkk bi ñu war a mën a ubbi benn Nioro ban entreprise nga fi dégg. ah Nioro moom. non Nioro rek laa la wax waxuma la suñu génn. mais Nioro moom à part ay Orange Money yooyu noonu. mais ñaata millionnaire ñoo fi nekk ñaata nit yoo am possibilité. ubbi yenn entreprise yi pour jeunesse bi liggéey ci amul. li nga Baye Zale nag loolu du mën a Nioro kese Afrique laay wax parce que ñoom tey boo xoolee da nga gis ku dem tukki am xaalis macha allah bu ñëwee xam na muy xalaat takk jabar ñoom foog nañ ne bu ñu investir sax seen xaalis boobu dañ koy perte investissement la Sénégalais yi ragal. dañ ci gis koo xam ne day nekk ci famille day bëgg famille moom dong moo ci am sax. exact au lieu que mu soutenir ñenn ñi gis nga di may nit ki jën saa su nekk jàngal ko ni ñu nappee moo gën. xoolal fii dañuy bëgg famille bu jógee tey xew am ñu ne moo ñëw Baye Zale ñëw na. dugg ci oto moom kase dong mooy ñëw xuggale ko ñu ne mu ëpp xaalis te pourtant mu ngi jege ñoo xam ne war na leen mën a soutenir réew mi li fi ne ñu war ko waxtaanee moo bari. bari na macha allah moo bari ba nga xam ne tey daal man mënuma comprendre yéen yi. affaire yi moom métti na torop surtout ci côté jeunes yi mais man daal li may wax jeunes yi mooy. ñu bañ a xaar état. ku nekk jugal nga jéem a taxalee sa bopp ba ëllëg état peut-être dina la ci fekk jàppale la. mais mënoo tëdd di nalaw benn xaddi bu tëdd di nalaw bëgg sol tuba yi bëgg na jeesneer bëgg na sëba te nga ne doo liggéey
mënta nekk ça c'est impossible. mënuma toog di xaar état parce que état mënta jógee ko fu mu nekk ñëw di ma jox liggéey. man jeunes yi li ma leen di wax. mooy ngeen jug takk seen sëri te dem liggéey bañ a xaar état. loolu daal laa xam ne loolu am na solo loolu laa leen di wax. ñun ñëpp on est des jeunes je pense que tey waxtaan wi loolu la waxtaane ngir gindali ko wante ngir dimbale wante laa biirante ku ci nekk ndax ñun dañu koy dund ñun ñëpp ku ci nekk yaa ngi ci loolu toll nga ci wut toll ci am te demeewul noonu. mais dañuy xam ne noonu la àdduna man li may bañ mooy tey ni ku toog dépendre ci lenn man je ne veux pas être dépendant. bëgguma di dépendre ci nit comme que ñun ñëpp foofu la ñu war a ne nit nag tey nit mën na la tene may la jàppale la mais nit ki waroo xëy sa mbir nit di ngeen bokk ndey ak baay sax mais waroo basé wu ci alalam parce que man bi jàng jotee jàng nga wërsëg nag yàlla moo koy may ki ko soob mooy jox ku ci nekk li nga war a am nit di ngeen bokk ndey ak baay moo am amuloo kon loolu bu mu la tax a découragé ci àdduna puisque yaa ngi dund lu ne xaj na fi lu ne mën na nekk man foofu lay waxee jeunesse bi ñun ñu bàyyi xel ne bu nu jàngee liggéeyuñu bu mu tax ñu découragé wane na ci jàng rek la ñu waru tekkee war nañu tekkee ci leneen peut-être yàlla wax na ne ci leneen la ñu war a tekkee te nag basal man affaire bi lu ma ci nga booy dugg école duñ la wax na la l'emploi est garanti de kaay nga dem jàngi lañ lay wax nga dem jàngi ji pour lan nga am sa connaissance boo amee sa connaissance nga am loo mën a créer mais da ngay jàng nga ne man comme jàng naa état moo ma garanti liggéey mais xam nga tamit foofu xadi tey kii créer day am ci lu mu jàpp ku amul lu mu ndékkee mënul am entreprise. waaw loolu tamit dëgg la. tey jii tey bu dee da ngay am benn 1000 francs 2000 li nga war a am wala li nga bëgg a réaliser doo ko mën. tey lu tuuti ngay mën a réaliser. loolu tey ñu bari am nañ entreprise dem nañu mais tey boo juddoo fekk sa famille amul te Sénégal li fi nekk. bras long moo gën a bari. tey da ngay liggéey ne ci li da ngay gis ko am day demander liggéey ci benn entreprise sax au lieu que ñu dimbali dañ lay laaj xaalis di la santage ci yenn yi puisque loolu moo nekk ci dëkk bi li fi ne dafa bari ba nga xam ne tey mënuñu waxtaane lépp xam naa dañ ci jël comme niñ ci defee jël ci pàcc nii niñ ko waxtaane mais dinañu ci gën a ñëw leeral ci lu bari ndax li fi xew yëpp ci manque d'emploi li am ci société bi yëpp tey mënuñu ko wax tey xaju ci tey. non manque d'emploi lii moom dañ ci doon coof tuuti rek pour li nga xamante ni mooy jeunes yi nga xam ne dañoo toog bàyyi xel état ñu wax ñu ne ñoom duñ créer état rek la ñuy xaar tey partie boobu lañ jël ci manque d'emploi mais ëllëg dina ñëw ci li nga xamante ni moom tamit moom la devoiru état tamit am na devoir bi nga xamante ni war na koo mën a def tamit. waaw émission Yow Télé moom mu ngi fi chaque jour ñun moom Xeweul gi TV dawuñ benn yoon ñu ngi fi thème d'actualité la thème yu bari nañ. problème wu jeunesse bi la problème lépp manque d'emploi lépp li nga xamante ne rek nit ñi ñu ngi koy dund ci àdduna bi Sénégal gi nga xamante ni moom la ñu nekk rek fas yéene nañ ko waxtaanee ci émission bi nga xamante ni moom moo di Yow Télé. Xadi ko doguma la di wax nit ñi ne leen tey émission bi dafa am solo dafa bëri njëriñ loo xam ne moom la làmboo yaakaar naa lii nuy wax boo demee ci taatu garab yi moom la ñuy waxtaanee. muy manque d'emploi tey garab boo dem di nga fekk jeunesse yi ñu ngi fa toog teg ataaya te du seen sogo du seen bon du li nga xam ne tey moom la ñu bëggoon mais ni ku nekk bëggoon nga tey boo jàngee tekki liggéey. mais loolu li ñu ciy jàngatee mooy jeunesse bi nanu xam ne ñoom jàng rek taxul nga tekki. jàng taxul nga am liggéey boo war a am amuloo état war la joxul la wala tey jii nga bëgg am lu bari amuloo ko jógal nga. dem daani doole bañ a xaar dara. surtout waaw surtout góor rawatina góor te yow da nga war a am jabar ami doom. kenn du la ko yoreel yaa ko war a yoreel sa bopp bu dee góor gu bëgg lu baax nga. tey kon moo tax damay wax ne état am na ci part de responsabilité ci côté am na ci tamit jeunesse bi tamit am nañ ci benn part. muy que bañ a toog rek ne état. dëgg la amuloo liggéey jàng nga amoo liggéey toog di xaar. aussi am na beneen point wu ci am muy tey nit ki mënoo ko jox liggéey te amul formation. amul qualification amul niveau bi tamit. amul qualification nit ki pour mu am fu mu dugg il faut que mu am qualification. xam ne tey da ngay xam ne fii su ma ko fa dugalee fii mooy métier te loolu état moo ci gën a am part de responsabilité ndax école yi ñu ngi fi mais dañu ko war a bari li ñuy gën di def di promouvoir yenn école nu mu tudd enseignement général bi. ñu defee ko école formation professionnelle bi centre yi bu boobaa Sénégal dina gën a jëm kanam ku ne dina am métier. te yaakaar nañ ci lancé boobu loolu tey moom lañ ci doon tënk ci manque d'emploi ndax ëmb na lu bari ci seen émission Yow Télé mu émission bi nga xam ne dañuy waxtaanee li nga xam ne tey mooy actualité li nga xam ne mooy xew ci dëkk bi. tey ma feggoon ci ak ki nga xam ne mooy Sista Dixa di sama jigéen tarkalla macha allah ñu doon waxtaanee lii yëpp ngir laa biire ñenn ñi. ndax ñun ñu toog nii ëpp ñu ñenn ñi xam-xam
dañuy partager idées yi nga xam ne am nañu ko dañuy partager li nga xam ne yëg nañu ko partager li nga xam ne sentir nañu ko jéem a wax nag ngir nit ñi ñu yeewu yaakaar naa moo nu ñuy éduquer kenn mais communiquer pour essayer de changer les comportements dina ci am solo te loolu rek la ñu ci waaw pour dimbalee li nga xam ne nit ñi ñoo ngi koy waxtaanee ci garab yi ñun ñu koy ñëw di ko teg fii ci table bi di ko waxtaanee ci émission Yow Tere ngir ñëpp di ci mën di jëriñu loolu la woon Baye Zal moo feggoon ak ajaratu ki nga xam ne mooy Sista Dixa di sama jigéen di ku baax tarkalla macha allah ñu doon waxtaan ci li nga xam ne mooy manque d'emploi dinañ ci ñëwaat ndax émission bi jeexagul boobu ay waxtaan yu bari la laaj. bu ñu ci jógee dinañ demaat ci yeneen thème ñoo ngi jaajëfal ñëpp di kontaan bu baax di amoon mbégte teew fii ci Xeweul gi TV di partager ak yéen idées yi nga xam ne ak pensées yi nga xam ne amoon nañu ko ki nekkoon ci caméra bi di Cheikh Ba ñoo ngi koy jaajëfal bu baax di jaajëfal équipe Xeweul gi TV yëpp di leen jox tig daje incha allah beneen yoon ci beneen numéro te bu leen fàttee abonné ci Xeweul gi TV télé bi nga xam ne tarkalla macha allah mooy sunu xéewal Xeweul gi TV ci kaw ci kanam jaa ngeen jëf.